Assalamualaikum mbokku téléspectateurs yu Kéwoulo Info 6 janvier 2018 6 janvier 2020 am na ñaari at gannaaw bi nga xam ne boo muy métti yi amoon fii ci Boffa Bayotte mooy tuerie bi nga xam ne fukki nit ak juróomi nit rey nañ leen gannaaw bu ñu ñëwoon fii di uti matt wala ñii ne ay bant lañ ñëwoon uti booba ak léegi enquête bi gendarmerie ubbi taxoon nañ ñu am ay arrestation yu bare booba ak léegi kenn diggatul dara mu mel ni coow la réglé nañ ko féete na boor ñun Kéwoulo bi ñu amee yeneen information yoo xam ne yu bees la ci dossier bi tax na ñu dellu si fii ci nga xam ne forêt classée bu Bayotte bi nga xam ne moo nekk sama ginnaaw dugg si forêt bi waaye dem jàkkaarloo ak ñi nga xam ne seen mbokk yi téye nañ leen ci yëf yi pour xam fan la dossier bi toll. Edouard Da Silva yow da nga nekk chef de village bu Boffa Bayotte bu ñu koy fàttali ñaari at ci ginnaaw fii fi ñu toog ni lu ko sorewul tuuti rek la amoon jëye bu metti bi nga xam ne jooyloo na Sénégal yëpp muy fukki nit ak juróom ñi nga xam ne dañoo wuti woon bant ci àll bi ñu rey leen est-ce que mën nga dellu si ak Kéwoulo ci li xewoon keroog ci bés boobu. waaw loolu mooy dëgg benn soir la ma fàttaliku 4 heures du soir 16 heures laa bëgg a wax la ma sous-préfet woo fekk maa ngi ci sama faro yi di liggéey sama faro di liggéey sama ceeb mu woo ma ne ma sa biiru dëkk sa biiru gox mooy Bayotte es am na lu fa xew ma nekk non sous-préfet préfet xaw ma si dara mu ne ma si amul lu fa xew ma ne ko fan mu ne ma sa biiru gox mais jéemal doxantu côté wu RN4 mooy route nationale RN4 si laa jóg jël sama moto woo sam benn mbag mooy koo xamante ne moom mooy conseiller dëkk bi tam ma ne ko mun ma di dem fenn te du ma am témoignage nañu ànd bi ñu àndee ba egg mu nekk dëgg parce que ñoo fay egg fa laa fekk gendarmerie nationale commandant gendarmerie xamee ma ne ma chef egg si nga ma ne ko waa ma fekk fa tam sapeur pompier. fan nga leen fekk ci kaw tali bi. ci kaw tali bi ordre national bi. mais ci ordre national bi ñu fi eggee bu ñu fa eggee lañ mën ne tuerie bi réellement am na parce que am na ñoo xamante ne ñu mujjee am ay gaañu ñu mën a dellu si seen tànk ci seen mën a dox dem côté Ziguinchor si laa dem à rencontre parce que bu ma ko déggee en tant que kilifa ma jéem a dem tam ci loo xamante ne drame bu fa nekk bu fa xew bu fa duggee man mii sax bokk naa ci ñoo xamante ne ñoo demoon jëli koor yi à l'aide d'une charrue. bi ngeen di jëli koor yi boobu gendarmerie mu ngi taxaw sapeur pompier mu ngi taxaw armée it mën nañ xalaat ni mu ngi taxaw. mais instant mi wax ak yow armée sax egg si bu ñu déggee affaire bi fii la ñu toog fu ñu toog nii sama pap nii la toogee man ma toog nii boobu fekkee man maa ngi jógoon si feebar ñu toog fii yàggu ñu dégg affaire yi fetal yi kiri xamuñu fan la mais après par la suite sama paa bi bu ñu ne pour ñu dugg ci biir ñu ne ko non ma ne ko non grave nañ toog fii comme que dafa sori jaru ñu dugg ci biir ñu dugg ñu ci biir fii la ñu toog ba mu calmé après le lendemain fii la ñu toog ba ñu woo ko ñu ne ko am nañu réunion de Ziguinchor mu dem réunion bi bu mu demee réunion bi après kii woo ko nakati sous-préfet bi moo ko woo mu laaj ko dëgg naa sama village am na dara bu fa xew mu ne ko non man sama village amul dara man maa ngi koy yëg ci yow man dëgg naa fetal yi mais xaw ma fan la daa sori fii du fii Boffa Jolo daa sori mu ne ko non ñu ne Boffa Jolo mu ne ko déet man dégguma dara te man bu may wax ni ak yow maa ngi fii sama kër samedi le 10 janvier la dem réunion bi samedi jour boobu samedi bu mu demee réunion bi jeex ñëw gars yi foofu lañ ko capturé ñëw bien jour boobu ñu ngi yoon joué ba lot ñu déggee loolu si rajo bi ma fa jógee ma jubal direct ma ñëw këram parce que foo laa doon ñëw léeg-léeg ma reer fa et après ma ñibbi suñu papa ñu foofu te dafa feebar donc comme je suis may mag ñëw sàng ko voilà toog waxtaan ak moom voilà après ma ñibbi alors ni laa ñëwee ma fekk fële waaw kan fii si taat manko bi ñu taxaw ma ne ko
ah lii de moo xew mu ne ma loolu laa dégg nii man dama doon joué fii ak xale donc moom sax ma mu ne ma lii pour lan ci la connais puisque ñu ngi ne débat day am à la radio concernant ça dama connais directement petit je crois que ce n'est pas la peine que dafay dem ci wax man mi maa ko wax parce que toutes les fois bu ñu lay invité rajo bi may déglu pour moi tu es un incompris mu ne ma je sors de mariage j'ai même peur sama baat ça ne va pas nu may def d'abord sax mënu ma dem pour wax toog fii ba ñu reer mu gunge ma ak moto déposé ma ñu ñibbisi xale bi kan la mën a commander petit gosse là comme ça là il va commander il peut même pas rassembler à Réunion mon village qui fait même pas 60 maisons suñu dëkk bi amul 60 maisons xale bi il peut même pas lui-même les appeler à Réunion. ñaata nit la ñu jàpp fii ci dëkk bi di Toubacouta. parce que tout le village hein, parce que ñu fi bàyyi toute la jeunesse partout jeunes yi et c'est des jeunes mariés c'est yàggul bu ñu takkee seen soxna yi. mbokku téléspectateurs yu Kéwoulo TV gis ngeen ginnaaw ba ñu waxtaanee ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille ba tey Kéwoulo mu ngi woyal enquête am ngir ñu am lu ñu leex ci dossier bi du ñu yem ak yéen fii dañ leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah bi mooy sunu ñaareelu épisode bi nga xam ne moom la ñu dëdmal la xewoon ca forêt classée bu Bayot bu ngeen di fàttaliw le 6 janvier 2018 rayoon nañ fa lu mat fukki nit ak ñeent ci épisode bi ñu génn gis ngeen li nga xam ne moo di témoignage seede bi nga xam ne le chef Edouard Da Silva muy chef de village bu Boffa Bayot indi woon Kéwoulo xamal ñu ni keroog ba yëf yi amee moom dafa génnoon ñëw ci route nationale numéro 4 mu fekk fa gendarme yi fekk fa armée fekk fa sapeur pompier yi ca gannaaw sa volontaire ak ay civil yoo xam ne seeni mbokk a ngi woon ci àll bi ñu dugg dem jëli néew yi waaye it wëllu ñi nga xam ne dañoo gaañu. déjà problème am na parce que en matière criminelle kenn amul droit ci koo xam ne doo enquêteur doo officier de police judiciaire amuloo droit nga teg sa tànk fi nga xam ne mooy zone d'enquête boo ko defee mën nañ la toppee li ñuy wax modification volontaire de l'état des lieux mais kii nga xam ne mooy gendarme mooy officiel bi nga xam ne bàyyi na ay civil ñu dugg ci àll boobu boobaa dañ koy toppee pour prévarication mais pire non assistance de personnes en danger et mise en danger de la vie d'autrui parce que ay civil a ngi nii yu amul gànnaay amuñu dara ñu di leen bàyyi ñu dugg ci zone boo xam ne xamal nañ am na ñeneen ñoo xam ne faat nañ fa seen bakkan ndaxte en matière de police judiciaire képp kuy enquêteur xam nga lu ñuy wax SMEC mooy déjà ci procès verbal bi nga xam ne moom nga war a rendre compte c'est supérieur mais procès verbal bi nga war a jébbal procureur mooy da nga war a wax li nga xam ne mooy la situation à l'arrivée des enquêteurs mooy enquêteurs yi bi ñu demee ci zone ba lan la ñu gis ak lan la ñu fekkee war nga tamit expliquer li nga xam ne mooy les mesures et précautions prises pour que nga mën a def say enquête fekk nañ maanaam nga naan fekk nañ fa ay nit yu bëri puus nañ leen takk nañ fii def nañ lii def nañ lee boole ci war nga mën a décrire ci sa procès verbal li ñuy wax l'état des lieux mooy nag nga fekkee barab ba ci li mu jël bi mooy l'état des corps nan nga fekkee néew yi ñu nekk mais comme ni ngeen ko gisee enquête Boffa Bayot bi du ñu am détail yooyu parce que dès le début dafa mel ni il y a quelque chose bu dugg ci yëf yi pour bañ mu am enquête bu sérieuse parce que kenn mësul gis ci àddina enquêteur yooyu enquête ci benn crime ci fu ñu rey ay nit te mësuñu fa teg seen tànk bëgg indi ay conclusion d'enquête mënut a nekk parce que li nga xam ne mooy enquêteur la war a dem seeti sur le terrain officier de police judiciaire yi dañ leen xamal ni lorsque l'officier de police judiciaire a eu connaissance d'une infraction lorsque saa su officier de police judiciaire muy gendarme wala leneen xamee ni am na faat wala am na ay ñaawteef yu ñu def ci benn béréb loi dafa ne il doit impérativement se rendre sur les lieux par force dafa war a dem foofu buy dem
dafa war a informer ki nga xam ne mooy procureur de la république bu fa demee lu muy njëkk def mooy la ñuy wax le gel des indices mooy dafay jël lu mel ni bandeau da ngeen koy gis léeg-léeg ci film yi mu takk ay buum def ni fii zone d'enquête la kenn bu mu fi dugg mu jël appareil photo wala mu filmer def ay kii photographie lépp def si le sorte que bu ñu yëkkatee néew yi ñoom danañ mën a xam néew yi nan la ñu tëddee woon boole ci enquêteurs yi dañuy seet li ñuy wax des indices matériels mooy ay balu fital yi fa daanu ay douille parce que bal bu tàkkee bal bi mooy dem projectile bi moom mooy dem mais douille bi dafay wadd bu ñu jëlee loolu suba analyse balistique day tax ni bu ñu amee répertorier yooyu yëpp yi ñu fekk ci terrain bi suba bu ñu jàppee keneen ak ay fital ñu mën a comparer ndax xam ni fital bi moo nekkoon ca zone bi wala déet tey dinañu mën a xam yan façon fital la ñu utiliser ci terrain bi ñaata nit ñoo ñëw def ñaawteef yi maa ngi leen ko doon wax ci vidéo boo xam ne defoon naa ko ñaari at ci ginnaaw parce que gis nañ ni yëf yi le 6 janvier lañu am mais dès le 7 janvier déjà armée bu Sénégal bombardé na àll boobu tax na le lendemain képp ku fa dem doo mën a am benn indice parce que yàq nañu li nga xam ne mooy zone d'enquête bi mais ci bu ñu dellu soit encore ci li enquêteurs yi war a fekk foofu war nañu fekk foofu seet ndax dinañu fekk ay indice biologique mooy ku fa nàcc deret ñu xool mun na am deret boobu victime yi du seen deret mais mun nañ jàpp suba keneen ñu def test ADN xool ndax waaja nekkoon na fa mën nañ fa seet ay mégots de cigarette xool ndax nit ki tux na cigarette mu bàyyi fa tiflitam nekk fa ñu def test ADN mais it mën nañu fa seet ay détails yu bare xool kii ñu rey ki ko rey ndax tir bu lointain la def fu sori la toll doo ko bal wala tir à bout touchant la nga xam ne daf ko jege de façon que bu ko tiré mënu ko raté wala li ñuy wax à bout portant bu ko tiré du ko raté wala à bout touchant nga xam ne dafa teg fital bi ci yaram bi dóor de sorte que bu ñu reyee nit à bout touchant boo xoolee la plupart fi bal bi duggee orifice bi dafay lakk parce que chaleur bi génn dafay lakk poudre bi de sorte que dafay lakk peau bi yooyu mooy première constatation bi nga xam ne dafay tax officier de police judiciaire enquêteurs yi dem ñu am idée ñu mën a def que ce soit par le croquis ak leneen ñu mën a expliquer procureur de la république li nga xam ne moo fa xew mais loi dafa wax procureur de la république moom ci boppam dafa war a déplacer wu ñëw ci terrain bi mais comme ni ngeen ko gisee ci cadre boo fa lii yëpp amu ca bu ñu demee boole ci kii di chef Edouard Da Silva nee na leen ñaari at gannaaw yëf yi ba tey kenn auditionné ko donc ci lan mooy li nga xam ne mooy indice yi tax ñu interpellé ñi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom benn nit yi nga xam ne jàpp nañ leen ci forêt bu Bayot déjà bi enquête bi commencé tout de suite dafa am benn information boo xam ne journaliste yi wax nañ ko moo di rebelles yi ñoo def yëf yi pour venger ñi nga xam ne jàppoon nañ leen ca Toubacouta te ñu jote woon ak benn waa ji doon dagg bant naka noonu la leen Kéwoulo waxee ci benn article ni ki ñu joteloon Malick Diarra la tudd mais ñeenti ñu jàppoon ci ñu jote woon ak Malick Diarra ñoo di ñan ñoo di Mfali Badji Abdou Karim Sagna Ousseynou Badji ak Jean-Christophe Diatta il faut que ma leeral leen benn yëf fii Toubacouta ak dëkk yi nekkoon foofu yëpp booru 1992 bi xeexu Casamance metti woon dañu daw ñoom ñëpp ñëw dëkk Ziguinchor ñi dem feneen ca gannaaw si ay booru 96 la ñu ñibbi si 96 97 jeunes yi bi ñu ñëwee amuñu liggéey automatiquement ñoom dañu daan dugg ci àll boobu parce que àll boobu fekk militaire yaa ngi ko doon exploité su ngeen di xool le livre pour l'honneur de la gendarmerie ki nga xam ne mooy le colonel Abdoul Aziz Ndaw mu ngi wax ni kii doon jabaru général Abdoulaye Fall mi nekkoon chef d'état mu nekkoon haut commandant de la gendarmerie jabaram ci boppam amoon na série te bant yooyu jógewuñu woon fenn lu dul ci àllu Casamance donc ñu waa Toubacouta bi ñu ñëwee ñoom it dañu dugg ci àll boobu commencé dagg bant boobu di ko jaay ñeneen menuisier ak ñeneen ñu jógee feneen bi ñu ñëwee comme mënuñu woon dugg ci àll bi dañ daan ñëw fay jeune Toubacouta yi pour ñu dem daggal leen bant en un moment nit ñooñu ne léegi dootuñu jël seen xaalis jox ko waa Toubacouta ñoom seen bopp ñuy dugg ci àll bi contourner mais bu ñuy génn comme dañuy traversé Toubacouta waa Toubacouta ne dañ leen di faykuloo par force
benn droit de traversée muy 2500 comme Malick Diarra moom xalaat na ni il est dans son droit dafa bañoon a fay xaalis boobu ba mu jotee ak ñii dóor ko ñu jàpp ñeenti ñii ma leen limal léegi ñu tëj leen kaso donc gendarme yi puisque am nañu information bi puisque encore ñoom ñoo defoon enquête bi taxoon ñu téye ñeenti ñooñu ci kaso bi automatiquement ñeenti ñooñu la ñu njëkk dem jëli ñu ciblé li nga xam ne mooy dëkk bi ñu wax Toubacouta naka noonu laa leen di waxal ci premier épisode ki nga xam ne moo construire dossier d'enquête bi yépp ci ay témoignages am la jógee muy le chef Maurice Badji bi nga xam ne mooy chef de village bu Borofay Joola ci premier épisode bi maa ngi leen doon wax ni tour yi mu joxe moo di Jean-Baptiste Badji moo xam ne moom ma bokk ndey ak baay Fodé Marital Mamadou Lamine Sagna Mamadou Lamine Fakeba Diémé moom mooy imaamu Toubacouta Abdoulaye Diédhiou Papia Sané Seyni Sané Ibou Sané René Capain Bassène li chef bi wax foofu nee na moom ak ñooñu ñoo amoon benn réunion bi nga xam ne dañ ko teniroon ci foyer des jeunes bu Borofay Joola wax ni dañuy dem ci àll bi def fa opération boo xam ne songu daggkatu bant yi de sorte que ñu bàyyi mais ma fàttali leen ni am na déjà problème ci yëf yi parce que ki nga xam ne mooy Seyni Sané juróom 81 ans la amoon bi ñu koy jàpp Seyni Sané depuis 1992 dëkkul fii ci Toubacouta Ziguinchor la dëkk à moins que par extraordinaire mënuñu xalaat koo xam ne juróom-ñeent fukk 81 ans la am yaa ngi gën a jege dee ko dund naka la mun a participer ci benn réunion pour ñu dem rey nit boole ci Seyni Sané il faut ma taxaw ci tuuti Seyni Sané nit la woon boo xam ne dafa am problème ak nit yu bare dans la zone muy Toubacouta muy Boofa muy dëkk yu bare foofu parce que en 1992 après la vague d'arrestation bu bëri bi nga xam ne jàppoon nañu nit yu bare xalaat nañ ne dañ nekk MFDC ñu ci bëri yu dëkk Toubacouta wala ñi nga xam ne ñoo dëkk Borofay dañu xalaat ni chef Seyni Sané dafa collaborer ak gendarme yi wala ak militaires yi ne ñoom ay rebelle lañu ñooñu mere boobu lañu ko jàppee tax na même bi ñi ñibbisee ci seen dëkk moom ñi ma wute ñibbisi mu continuer dëkk Ziguinchor mais gis ngeen Maurice Badji dugal na turam ci yëf ya ñu convoqué ko ma fàttali leen ni Seyni Sané biñ ko laajee daf leen ne man xamuma lan moo xew Toubacouta depuis 1992 dëkkuma Toubacouta bu ngeen amee lu ngeen di laaj ci Toubacouta dem leen ngeen laaj ki nga xam ne mooy Ibou Sané Nafaout mooy sama secrétaire général fàttali leen ni Nafaout turam mu ngi ci liste bi te Maurice Badji moo ko joxe. Ibou Sané Nafaout tamit biñ ko interpellé biñ ko njëkkee wooye dafa ne moom xamul lan lañ koy laaj nee na dañ ko dóor yu metti torturé ko ne ko il faut nga collaborer te naka noonu nañ ko ne moom it il faut mu joxe liste mu ne naka noonu la joxe liste boo xam ne fukki nit ñoo ci nekk moo di Adama Diémé moo di Mfalli Diémé Moussa Diémé Alassane Badji Ousseynou Badji Cheikh Oumar Diédhiou Mamadou Lamine Diémé Aliou Sané Jean-Christophe Diatta ak Abdou Sagna ñu jëli ñooñu ma taxaw benn point bu ndaw expliquer leen tuddal naa leen Jean-Christophe Diatta ñaari yoon Jean-Christophe Diatta bokkoon na ci ñi amoon problème ak Malick Diarra Jean-Christophe Diatta Nafaout cité na ko Jean-Christophe Diatta Émail la dëkk Émail dans le Casa profond Jean-Christophe Diatta amul benn attache ak kenn ci dëkk boobu di Toubacouta Jean-Christophe Diatta kenn xamul fu mu cosaanoo dafa xëy rek bés ñëw wàcc si dëkk bi jóge Guinée Bissau indaale jabar ak doom naka noonu Jean-Christophe Diatta boobu moom tamit dafay joxe listam joxe na ki nga xam ne mooy Landing Sané Moussa Diédhiou ak Abou Sané Abou Sané pour rappel moom mooy le président des jeunes de Toubacouta dafa am benn yëf bu extraordinaire ci yëf yi Jean-Christophe Diatta ak jeunes yëpp ñu jàpp Toubacouta ñu ngi leen di jàppee dans la matinée du 14 mooy dimanche 14 janvier 2018 gannaaw bi gendarmerie demee jëli ki nga xam ne mooy René Capain Bassène Jean-Christophe Diatta ak jeunesse yu Toubacouta le 14 janvier 2018 lañ leen jàppee ca fajar bi gannaaw bi gendarmerie demee jëli René Capain Bassène
bi leen leeree nii militaires yi encerclé nañu Toubacouta la gendarmerie dugg dëkk boobu dajji buntu par buntu lépp lu fay waxambaane ñu jàpp leen ñu mënate leen daal di leen yóbbu fe nga xam ne mooy caserne bu Néma waaye am na yëf yu lu doy waar ci yëf yi ñaari fan balaa gendarmerie di ñëw foofu Toubacouta pour ñi ko xamul benn dëkk la boo xam ne dafa tax nekk ci wetu mbedd principal buy dugg ci dëkk bi benn entrée benn sortie képp kuy dugg ci dëkk bi dana na gis booy génn beneen côté bi foofu la militaire yi nekk ñun Kéwoulo bu ñu demee ci dëkk bi témoignage yi ñu am ñëpp nee nañu keroog le 12 janvier mooy ñaari fan balaa gendarmerie di ñëw foofu ñoom gis nañu benn waaju dugg ci dëkk bi ak motoom laaj kan mooy responsable ci dëkk bi ñu ne ko secrétaire général bi la Nafaout te Nafaout waxtu bii mu ngi gendarmerie ñu daal di ko yebal ci ki nga xam ne mooy Abou Sané mooy le président des jeunes de Toubacouta bi mu fekkee Abou Sané mu ne ko dañ koo yebal nee na Robert Sagna moo ko ne pour mu ñëw wax ko ni nañu yëgal seen gan bii di Jean-Christophe Diatta ni gendarme yi dinañ ko jàpp ci yëf yi ci enquête bi mais nuñ ko torturer ak nuñ ko métital ba mu nangu ni moom rebelu MFDC la te mu xam ne ca gannaaw sax lépp jàmmam lay doon ndax dinañ ko jàppale financièrement dinañ ko jàppale nu mu gën a taxawee bi nu waxee loolu Abou Sané mu ne lii il faut que ma amal ko seede dafa daal di ànd ak gan boobu dem wooyi ki nga xam ne mooy Nicolas Diatta muy seen infirmier ba ca dëkk ba Nicolas Diatta gannaaw bi ñu amee information bi gan bi ne leen Landing Jeeju lu tudd mu daal di wàññeeku man Babacar Touré jàkkaarloo naa ak ki nga xam ne mooy Robert Sagna ma laaj ko est-ce que dëgg la moom moo yebal ci tudd Landing Jeeju pour mu ñëw avertir ki nga xam ne Jean-Christophe Diatta ni gendarme yi nañ ko jàpp si Robert wedd na wax ja waaye Robert nangul na ma ni moom xam na ko tudd Landing Jeeju entre temps ki nga xam ne mooy Jean-Christophe Diatta nee na ci témoignage bi nga xam ne Kéwoulo jot na ko dafa nekkoon ci àll bi ci militaires yi dem uti ñamu mbaam pour indil ko ay mbaamam yi mu yor si kër gi bi mu ñibbisee la fekk Nicolas ak Abou Sané si këram ñu daal di ko transmettre message bi nga xam ne ndaw Robert Sagna boobu joxe na ko naka noonu moom ñaari fan balaa ñu ko jàpp donc xamoon na ni gendarme yi dinañ ko ñëw jël si ñu bëgg a xam ni est-ce que nit ku ànd ak ay nit rey ay bakkan ñu xamal la ñaari fan au préalable ni ki gendarme yi dinañ la jël si est-ce que nit kooku dina toog sur place di xaar gendarme yi muy laaj boo xam ne ñun dañ leen koy delloo mais yemuñu ca loolu wax nañ leen ñetti ñoo construire dossier d'accusation bi Maurice Badji chef de village bu Borofay Joola Nafaout Ibou Sané muy secrétaire général bu Toubacouta ak Jean-Christophe Diatta leneen lu doy waar ci yëf yi mooy gannaaw yeneen prisonniers yëpp dañ leen regrouper benn place ku mel ni René Capain Bassène ak ñoom ñëpp ñu envoyé ñu témoignage yi dañ leen menotté dañ leen torturer ñetti ñi dañ leen gardé woon gendarmerie bu Escale ñoom fa lañ daan jóge ak seeni yëre yu set ñu fekk ñeneen ñi nga xam ne ay fan ñii nee nañu René Capain Bassène nee na taatu nañ lañ ko doon mënaate ñu fekk leen fa pour ñu confronter leen mu di loo xam ne bi ñu commencé enquête judiciaire ba tey bi ñu ràññee ba tey musuñu ko dëgg en matière d'enquête boole ci ki nga xam ne mooy Jean-Christophe Diatta mi ne woon moom moo diriger opération de tuerie yi nee na parce que li mu njëkk a wax gendarme yi nee na moom moo doon diriger moo ànd René Capain Bassène moo jënd fital yi jox leen ko moom moo diriger opération yi ci terrain bi mosuta wane néew mosuta génnee fital mosuta wane bal te moom ak Ibou Sané Nafaout ñoo ne ñoom bi opération yi jeexee ñoom ñoo récupérer armes yi ma defee ne am matière d'enquête bu nit ki defee avo bu mel noonu forcément dafa war a génnee fital yi ñu boole ko scellé def ko pièce à conviction pour permettre au juge d'instruction de continuer son travail et au tribunal keroog bu jugement amee tribunal xam ñii ñoo def lii wala ñoo deful lii gis nañu ci enquête bu Kéwoulo def benn fital lañu gis fee ca Toubacouta fital bi ñu ngi koy fekk ci kër Cheikh Oumar Diédhiou fital bi mooy fital bi ñuy wax Makudoom fusil de chasse Cheikh Oumar Diédhiou bi ñu ko jàppee xamal na ni fital bi moomu ko
rakku papam moo ko moom rakku papam mu ngi tudd Abdoulaye Diédhiou te Abdoulaye Diédhiou sëriñ la boo xam ne Dakar la féete fan yooyu la ñu woon Toubacouta ndax magam bu góor moom la jabaram gaañu ñu doon def ñeent fukki fanam yi 40e jour mu ñëwoon daje ci 40e jour bi daje ak li nga xam ne mooy ñaawteef yi am fële ca forêt des Bayottes moom it bi ñu ko jàppee mooy benn fetal bi ñu jàppoo dans ci enquête bi ci li nga xam ne mooy information bi ñu amee ñun suñu enquête waxuma enquête gendarmerie ñun suñu enquête fetal bii ñu fekk ci Cheikh Oumar Diédhiou mooy benn fetal boo xam ne amee nañ ko ci rey bu metti bi nga xam ne muy tuerie de la forêt des Bayottes mais comme ni ma leen ko waxee fetal bii tey est-ce que participer na ci rey yi est-ce que participer wul ci rey yi kenn mënu leen ko wax parce que li nga xam ne moo ñu ko mën a permettre mooy analyse balistique bi nga xam ne enquêteurs yi waroon nañ ko permettre ñu am ko te ñu négliger ko dès le début tax na tey fetal bi kenn mënul xam ndax bokk na ci wala bokku ci mais lii mooy li nga xam ne moom la ñu toppee Abdoulaye Diédhiou xam naa gën carré yi mooy détention illégale d'armes li mooy li nga xam ne bëgg nañ leen ko jox tey ci li jëmee ci dossier Bof Bayotte li mooy 2e épisode dinañu gën a continuer parce que enquête bu mel nii bu ñu commencé liggéey enquête liggéey investigation ba tey mosuñu ko gis fenn te defe naa ni dina dugg dans les annales de l'histoire comme les ratés célèbres d'une enquête judiciaire jërëjëf